mbokku TikTok Galsen Cheikh Djibril Kane seen xarit seen wëllëre mooy ñëw tey am mbégte mu rëy di waxtaane jëmm ju kawe ci réew mi am fi taxawaay jëmm ju yàlla teral ndax bind na ba fi jàngale na ñu bàyyi ñu gis jëmm joo xam ni mënuñu xalaat Sénégal te doo ko ci bàyyi ñu xam ko biir réew ak biti réew muy maanaam ki nga xam ni mooy professeur Cheikh Anta Diop ndax jàngalekat la woon jàngale na bindkat la woon jàmbaar la woon Cheikh Anta nag yàlla daa def altine bii ñu jëm mooy altine bi nga xam ni mooy le 7 février 2022 loolu ca maanaam li nga xam ne mooy 7 février 1986 ca la yàlla saa boroom woowoon ko ci wetam jël bakkanam boobu ba tey nag ñu bari ci ñun daanaka xamuñu ko waaye aw mbindam ak lim fi def tax nañu xam ko moo tax tey jii ñu jàpp ni dañ ko war a waxtaane ci gaawu gi ngir maanaam barkeelu ci lim fi jaar ci àdduna ak lim fi bàyyi tamit mu di woyam ak maanaam di nga xam ni yóbbal yi nga xam ni jox nañu ko ñun ndaw ñi ndax Cheikh Anta teel naa tàbbi ci xeex teel naa tàbbi ci taxaw ngir ñun ak ñii di ñëw ci suñu ginnaaw ndax teel naa dem tugal jàngi teel naa bindi téere teel naa wax ngir ñu moom suñu bopp bu ko njëkku la def bokk na ci ñi ko njëkk a def moo tax tey bu ñu ameew sas waxtaane ko dañ ci am mbégte mu rëy moo tax kàddu yi ñu fi yëkkati tey day doon ay kàddu cant ay kàddu soññee jiital ci suñu jëmm yi waaye ay kàddu tuub ak di baalu xaq bu fekkee am na ay rëq-rëq wala ay njuumte ci lii ñu fi jubal suñu yéene ci ki ñuy waxtaane weesu na ko waaye nag lu saa boroom maye rek la maye fañ ci mën a toll rek noonu lañ ciy barkeeloo Cheikh Anta Diop ñu ngi ko duppee kii nga xam ni moom rakk la ci sëriñ bu mag bi di maanaam Cheikh Anta boroom gaawan moom la ñuy wax boroom gaawan maam Cheikh Anta soxna Anta Njaay mooy wëy juram sëñ Mor Anta Sali mooy wëy juram bu góor soxna Anta Njaay mooy wëy juram bu jigéen sëñ Mor Anta Sali moo jur sëriñ Touba mam Balla moo jur sëñ Mor mam Maaram moo jur sëñ Balla sëñ Mor moo jur sëriñ Touba loolu moo càllaleeg sëriñ Touba ci musóobe maam Cheikh Anta ñu ni mu ngi gane àdduna 1861 am na ñu ni 1863 muy jàmbaar ci diiney lislaam di jàmbaar tamit ci xeex ngir réew mi ndax ñaale réew mi bu ñu joxañee sëriñ bi rek dañuy joxañ sëriñ bi waaye dañoo war a joxañ mag ñi nga xam ni dañoo newoon ci wetu sëriñ bi di liggéey mu ngi mel ni nga tudd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te doo tudd sahaaba ya ko daroon sëriñ Tuubaa noonu la mel moo tax jëmm ji may tudd muy Cheikh Anta boroom gaawan dafa am cër bu rëy bu mu am ci Cheikh Anta ndax moom lañ ko tudde ba pare mu wàññeeku bokk ak moom ndax mbokk weesuwul nga jaxase ay askan yu bokk Cheikh Anta maam Cheikh Anta boroom gaawan yoroon na ci njabootuk Cheikh Anta kenn ci ki nga xam ni ci yaayi Cheikh Anta yi la di rakk ci ndeyam yoroon na ko Cheikh Anta boroom gaawan moom la Serigne Touba mayoon fi nga xam ne mooy Daaru Salaam keroog ba ko Serigne bi sancee en 1887 bam ko koy may am na ñu ni ñaar fukki at la am li neex ci waxtaane suñuy mag mooy dañoo bàyyiwul ba nekki mag di soogu sóobu ci yoonu yàlla wala réew mi Cheikh Anta dem na Gabon fekki fa sëriñ bi sëriñ bi nekkee ci exil bi demal na ko Màkka tamit waaye Cheikh Anta mooy ki nga xam ni moo bàyyi ba gerte noppi
tubaab bi ñëw ne ko dama koy jënde nangam Cheikh Anta romb ko fi en 1925 dem ba ca savonnerie de Marseille négocier le prix de l'arachide di ko jaay boo demee ci archives nationales yi da nga fay fekk wax ju jaxasoo ju fa tubaab ba bàyyi ngir di wane ne Cheikh Anta da leen a sonaloon ba ko roog bi fi sëriñ bi mag bi jógee bariwul luñ koy waxtaane waaye jar na nag di ko boole ci waxtaan wi nii ñu defoon sëriñ bi noonu la ko tubaab bi defoon da ko exilé woon Cheikh Anta def na juróomi at ci exil fii ci Mali ginnaaw bi nga xamee ni maanaam ki ko sababoom exil bi te jëmmi Blaise Diagne bokk ci bi mu faatoo ci la Cheikh Anta dellu siwaat Sénégal boo demee ci archive yi da nga fa fekk xaalis bu mu daan jël di ko jàppalee ñi nga xam ne dañuy politique te mu am ci ñoom yaakaar ni ay panafricanistes lañ mën nañ cee tudd kii nga xam ne mooy Ngalandu Cheikh Anta yëkkati na koppar yu bari daan ko financer di ko jàppale ci campagne kooku moom lañ tuddee Cheikh Anta Diop lu tax ma leen di wax lii ngir wan la li wolof di wax ni torondoo da ngay jël ci ñoom juróom-ñaar ci ay jikko loolu diine lislaam da koy wax kon mën nañoo njort ne Cheikh Anta Diop mi am na lu mu jël ci turandoo looloo tax ñu indi ubbi buntu Cheikh Anta ak Cheikh Anta borom gaawan waaye Cheikh Anta mënoo ko tudd te doo tudd Sidi Ibrahima Fall ñu gën koo xam ci Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina Cheikh Ibra Fall Njebbi Fall la ganee àdduna Njebbi Fall mu ngi tiddi tey jii ci Louga waaye ci diggante Atumaan ak Njebbi fa la ganee àdduna Cheikh Ibra Fall soxna Seynabou Njaay mooy way juram Modou Fall Roqaya di baayam Modou Fall Amaat Fall la ko jur Amaat Fall Déthié Lawlaw Fall la ko jur Déthié Lawlaw Fall mooy fukkeelub dammel ak ñett ci fi nga xam ni mooy fanweeri dammel ak ñett yi ci biir Kayor kooku moo di càllale Cheikh Ibra Fall waaye tey waxtaan wi du doon càllale ak Cheikh Ibra dañuy dellu fa ñu nekkoon ginnaaw ba nga xamee ni Cheikh Anta gane na àdduna way juram wu góor di Sëriñ Masamba Saasum Diop saa boroom da koo teel a woo Cheikh Anta daa teel a ñàkk way jur mu ngi gane àdduna nag 1923 loolu lañu wax ci archive yi waaye dafa am lu ñuy wax li tubaab di wax date repère ci histoire daf ñuy tax ñu xamal ni Cheikh Anta li tax date boobu ñu mën koo tuxal mooy dafa am ay xissa yoo xam ni dañ koo for ci weewu mag ndax kii fi jóge bu yàggul dara di Serigne Cheikh Jëmb Fall di sët ci Cheikh Ibrahima Fall nee na mook Cheikh Anta ñoo yarondoo maanaam lii nga li ñuy tudde néegu góor lël mook Cheikh Anta ñoo ko defandoo ak Serigne Modou Aminta Fall te Serigne Cheikh Jëmb Fall 1921 la gane àdduna kon mën nañoo jàpp ni date yi nga xam ne dañ koy joxe ñaare ci suñu sëriñ yi ak niñ koy joxe ci suñu maam yi buñ ko déggee rek jàpp ni date yooyu date yu exact la date yu à peu près mën nañ ko waxe noonu Cheikh Ibra Fall ginnaaw bi fi Serigne Massamba Saasum jógee dañ ko rafaataloo kii nga xam ne mooy soxna Maguette Diop soxna Maguette mooy wayjur wu jigéen wu Cheikh Anta kon mën nañoo jàpp ni Cheikh Anta Cheikh Ibra Fall la ko yar te ni nga xamee ni Cheikh Ibra Fall la ko yar Cheikh Anta moo ko wax mag ci man muy sëñ Mbàkke Fall moom sëñ Moussa Fall mu Cheikh Ibra Fall sëñ Mbàkke moo ni ma fekk na ifan ci bureau Cheikh Anta di ko xool ba ci yàgg mu ne ko yow de doomi sëñ Moussa Fall nga sëñ Mbàkke ni ko waaw mu ne ko dama laa xam ndax dama xam sa baay moo tax mu mën a xam xar kanam gi ni ko xam nga ni man sa maam Cheikh Ibra moo ma yar sëñ Mbàkke ni ko ah loolu de xawma ko woon mu ne ko Cheikh Ibra moo ma yar maag sëñ Modou Aminta Fall ak sëñ Cheikh Jëmb Fall ak sëñ Cheikh Fall Bayib Góor sëñ Cheikh Fall mooy taawub sëñ Moussa Fall moo yar sëñ Mbàkke mi may wax sëñ Mbàkke ndayam ak sa baay ñoo bokk Cheikh Anta ni ko bis bi sëriñ bi génn àdduna ci kër gu mag maa ngi koy fàttaliku ndax ni ma ko xamee mooy dañu daan yee ci kees gi pour bu fajar jotee ñu yeeñu
ñu daal di tuuri ndox daal di waaj njàng mi waaye bés boobu dañoo yeex a maanaam yee ba pare bés bi lu tax ma gën koo fàttaliku mooy dafa bari woon ay sàndarma ci biir kër gi te boo demee ci Minanul Baaxul Xadim sëñ Moodu Lamin day nettali lu ni mel maanaam le 19 juillet 1927 bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa ci jamono yoor fa lañ ko fekk ci kees gi mu wàcc sëñ Moodu Lamin da ko nettali ci Minanul ci maanaam Irwaanu Najim ngeen baal ma ci juum googu Irwaanu Najim Minanul Baaxul sëñ Basiiru moo ko bind kon Seex Anta teel naa am xam-xami wala sagoy jàpp ay mbir ndax li ñuy nettali ni 1927 la fi sëriñ bi jóge mu nettali loolu sëñ Mbàkke looloo tax ma jiitu par anticipation ni maanaam date bi nañ ko xoolaat ndax ci juróomi at mën nañ cee fàttaliku waaye jàpp naa ni tamit ci ñeenti at ndax bu nee 1923 mën nañ cee fàttaliku waaye jàpp naa ni tamit 1921 moo gën a jekk ñu fàttaliku ci ndax day doon juróom-benni at Seex Anta mook Seex Ibra Fall di histoire bu yàgg ndax Seex Ibra dafa waajaloon ay doomam ci njàngum tubaab ndax Sëriñ Fallu Fall Ndar la juddoo jàng na tubaab doomi Seex Ibra yi sëñ Basiiru Fall jàng na tubaab sëñ Fallu moo demoon guerre ba moom moo 14-18 moo fa des loolu buñ koy wax jubluwun ci maanaam jàngal tubaab ngir mu doon tubaab dañuy jàngal tubaab ngir ñu xam pexey tubaab ngir mën a gën a jàmmaarloog moom loolu la ci Seex Ibra Fall daan jublu ci yar boobu mu yar Seex Anta nag dañuy gis ni taxawaayu Seex Anta ci réew mi ak taxawaayu Seex Anta ci fi nga xam ni mooy maanaam xeex bi mu doon xeex ak jëmmal gi mu doon jëmmal boppam ak fonk gi mu fonkoon boppam dafa am foo xam ne da ko faa tegoon loolu lu mu nàmp la loolu mooy mag ñi ko seqoon ci yoonu diine waaye Seex Anta tamit mënoo koo tudd te doo dellu Kajoor kër sëñ Matar Ndumbe ndax sëñ Matar Ndumbe Jóob mooy boroom kokki moo sanc maanaam daaray kokki ji nga xam ni 1700 la ba 2022 daaray kokkee nga am loolu moom la ñuy woowee ci histoire continuité historique réew mi bu matoon li mu matoon réew mi bu matoon la mu war a mat daara jooju day doon li nga xam ni mooy symbole ndax mënoo am l'école boo xam ni moo fi jiitu Jules Ferry ci ay téeméer ci ay at nga sàggane ko defoo ko patrimoine defoo ko symbole histoire nag ñaare dañuy wax rek le Paul Valéry daan wax dafa nekk maanaam arme boo xam ni dafa jéggi dayoo ci niñ ko mooñe ci taarix noonu la koy waxee maanaam redoutable ci loo xam ni doomu aadama moom la créé maanaam une arme redoutable boo xam ni jusque là ça a été créé par l'humain mooy histoire noonu la ko tuddee moom dafa jàpp ne arme la maanaam xeexukaay la moo tax historien di la wax ni la double face de l'histoire maanaam la face maanaam pittoresque bi nga xam ni tey mën na ñëw nettali la nga bëgg a xar suuf dugg ci waaye moo am aussi la face extraordinaire bi nga xam ni day tax nga soulever ay montagnes loolu mooy histoire pour wan la solo yi maanaam mboor ci am réew sëñ Matar Ndumbe moomu nag mooy càllaleeg Lat Joor di càllaleeg Seex Anta ndax Lat Joor ak Seex Anta dañoo bokk néegi géej gi nag ñoo ëpp luñ joxe ay damel ci Kajoor joxe nañ juróom-ñeenti damel ci Kajoor muy lu am solo di wane ni maanaam Seex Anta askanu diine mate na ko waaye askani ay aada ak cosaan tamit mate na ko ci réew mi te lii lu tax mooy jox leen dimension doomu aadama bi ndax doomu aadama du phénomène isolé du maanaam koo xam ni électron libre la ku jógewul fenn même yonantu yi dafa am fu leen ni askanoo ak fu ñu bokk
loolu day nekk dimension boo xam ne boo ko boolee ci nit ki da ngay gën a maanaam cerner maanaam li nga xam ni li tubaab di woowee dajale boole maanaam doomu aadama bi ak jëmukaayam ak taxawaayam. loolu dina tax ñi xamagul Cheikh Anta bu ñu koy gëstu te aspect boobu neex leen ci ñu dem gëstoo ji ko foofu dina tax ñu gën a xam ni nit ki xeex bi mu waroon di xeex lu ko waroon la ndax ñaare ab xeex day jiitu sa juddu lu ñuy rëdd ci yow la lu mënta ñàkk la da ngay dem ba gis ba ko muskalaf moo xam ne demoon na ba defa ni jeexal na jekki-jekki daan ni lii daf maa war faaw ma def ko nga gis koo xam ni ca sidaat ndate yàlla ba ko fede ba yare maanaam defa ni jeexitalu sidaat mooy maanaam mu wuutu ko di ko defal li mu bëgg mu daje géwal ba mu bañ koo woy loolu tax sidaat watu daa di summi ay mbubam delluwaat ca la nga xam ne moom la ko ay maamam dénkoon fàttali koogu ak mission boobu moo tax suñu maam Aliou Souté ca at yu néew ya mu yanu xeex ba mu yanu woon ba tey jii boo demee Casamance maanaam woy wa du saay looloo tax Mbarka Dia ba mu nekkee ca Ndeer taal ba jolli Linguère yamar ni ko ba song koy dem Linguère yamar ni ko ba ko mu dem ndax bu demee nettali Ndeer ndax Ndeer bañ a saay doomu aadama ñëwuñu fi pour ñëw fi bu doon lool rek duñ fi wàcc kenn ku ci ne ci ñun dafa am lu suñ boroom dëxëñ ci yow am taxawaay boo war a taxaw yaa xam nga taxaw ko yaa xam nga ñàkk koo taxaw yaa xam nga yëg ko dox ko yaa xam nga yëg ko bañ ko dox moom la Frantz Fanon doon wax maanaam trahir ou bien maanaam li tubaab di woowee maanaam remplir maanaam sa mission yaar képp fi nekk man moo tax damay wax ni faral di wax ni gëwma neutralité gëwma li nga xam ni nit koo xam ni danaan awma parparloo awma péete gëwma ko ñaar yi moo am ci àdduna lu baax ak lu bon lu tàng ak lu sedd lu féex ak lu féexul maanaam c'est des contraires tantôt c'est des contraires qui s'attirent tantôt c'est des contraires dislocantes mais loolu moo am ci àdduna logique boobu doo nga fi am lu baax ak lu bon lu ñu yéene ak lu ñu yéenewul kon bu ñuy ñëwatee ci Cheikh Anta dex nañ leen fi mu bokk lépp li ko préparé ba ni muy demee jàng na alxuraan wàcc na alxuraan moo ko wax kokki la jànge def na fa fukki at ak ñett wàcc ba mu fa jógee dem jàngi l'école tubaab yeex na faa dugg am na xisa bu ñuy indi ni sëriñ bu mag bi yoonu murit ñun ñu bokk ak Cheikh Anta dañu koy wax nee nañu Cheikh Anta sëriñ bi maanaam ñaanal na ko mu ngi bari ci yoonu murit dañ koy wax te Cheikh Anta nettali na nañu bi sëriñ bi wàcc moom fekk na ko fa ca kër ga ca kees ya ndax kër yi kees yu bari la woon kon gis na ni maanaam ñu ni Cheikh Anta sëriñ bi ñaanal na ko mënees naa ne ndax jamonoonte nañ bari na doomi sëriñ bi ñu ci mel ni sëriñ Saaliw wala sëriñ Muntala ak sëriñ Mutala mi nga xam ni 1924 la gañe àdduna Cheikh Anta ko mag kon bu neenu fekk na ak sëriñ bi ñaanal na ko mënees na koo nangu loolu buñ koy wax dañuy gis ni dafa feeñ ci téereem yi ak mbindam ndax am na ci téere boo xam ni moom la ñuy woowe alerte sur les tropiques alerte sur les tropiques du téere bu Cheikh Anta bind dañ ko daj mbindum Cheikh Anta la mu ne téere bu am solo boo xam ni yomb naa liir jafewul a liir te tubaab bu neex la dina la gën a xamal nga xam luy wolof dina la gën a xamal nga xam maanaam baati wolof ba pare wax na la ay projet yoo xam ni tey bu ñu ci sukkandiku woon lii nga xam ni moom la ñuy woowee le développement du tourisme local intégré wala le développement du tourisme maanaam religieux Cheikh Anta joxe na ci ay piste yu am solo ay xalaat yu mu xalaatal ba xalaatal sax dëkk bii nga xam ni mooy di Touba. Cheikh Anta jóge fi jàngi bi muy am 23 ans jaar na Lamine Gueye Van moom la ñuy woowee lycée Lamine Gueye def fa ñaari bac philosophie ak mathématique jóge fa am bourse jamono yee Lamine a fi newoon di maye bourse mu may ko bourse mu dem jàngi France waaye bi mu ñëwee France moom ci jëmmi boppam moo ko wax nee na
moom bi muy dem l'école di jàng dañ ko gëmloo ni moom maamam ay Gaulois lañ loolu la jàppoon jamono yooyu looloo xewoon muy moom di sama baay mi nga xam 1926 la judd ñoom ñëpp Ablaye Wade loolu lañ leen jàngale tubaab bi loolu la formaté woon suñuy baay waaye moo tax dañoo am ngërëm ñoom suñuy baay ndax ñaare ñoom ñoo dund ak colonisation ñoom ñoo fekke tubaab bi waaye dafa mel ni ñoom ñooñu gën a xam tubaab ñoom ñooñu gën a jàmbaare ñun ñi nga xam ni tubaab fekkewuñ fi ñun ñi nga xam ni dañuy bàkkoo ni kenn notuñu dañoo libre waaye yara daal gi ñu doon niwul woon ci ñoom man mën naa koo natt ci sax ko natt ci Cheikh Anta ndeem li Cheikh Anta amoon maanaam soxna nasaraan muy Louise Maes ñu koy ñaanal yàlla saa borom dolli ko ay leer ndax mu nga tëdd ca wetu sëriñam ba di soxna su baax soxna su am kóllëre soxna su fonkoon Sénégal gu liggéeyal Sénégal ñaare buñ ko teg ci der dafa ni ki ñuul war naa mën a gën a bëgg réew mi ki weex am na ñu weex ñu tànn ñi dañoo bokk ci ñun kon rek day na leen jàpp ni dañoo bokk ci ñun bokk na ci lii nga xam ni mën nañ koo seede ci soxna si nga xam ni koroog 1986 bi fi sëriñam génnee àdduna nekkul ci ay at yu bari mënoon naa defaat comme li tubaab di wax refaire sa vie ndax Cheikh Anta 63 ans la fi jóge Louise Maes moo gënoon a nekk gone fuuf seetaan naa interview ñu laaj ko ni ko lu tax bi sa borom kër génnee àdduna xalaatoo maanaam dellu defaraat sa vie loolu la tubaab di wax refaire sa vie mu ni ça serait trahir mon pharaon moom pharaon la ko daan woowe kon moom am na kóllëre ba bi mu fi jógee moom lañ denc ci wetu Cheikh Anta tey ku dem ceytu ca barab ba moom nga fay fekk ak bàyyi Cheikh Anta di Maam Masamba Saasum Cheikh Anta am na njaboot Yàlla may na ko ab taawam mu ngi dudd Cheikh Mbacke Diop physicien la bind na ay téere tamit bokk ci xeexu baayam am na ci kuma xamoon ku doon médecin la turwee fatu nii am na ci tamit ku ñuy wax Jomo Kenyatta maanaam pour wane ni l'homme Cheikh Anta ñim doon tudde ay doom sax dafa ne ay ñoo xam ni dañoo tudde na baayam doom tamit Masamba Saasum waaye tudde na tamit ay panafricanistes yoo xam dafa jàppoon ni ñi ay jàmbaar lañ ndax moom dimension boobu la nekkoon mu jàng li nga xam ni mooy physique chimie am ci licence dem jàng li nga xam ne nag après ci lay def thèse de doctorat maanaam ci affaire histoire ak linguistique comparé ak yooyu nee nañ en 47 48 Cheikh Anta tàmbale di militer ci association maanaam li nga xam ni ñu ngi may yónnee maanaam li nga xam ni mooy turu doomam bi Masamba Saasum mi nga xam ni médecin la SOS la defe naa SOS médecin Sénégal lay liggéey pour wan leen ni doomi Cheikh Anta dese na leen a xam dese nañoo xam nit ki ndax boo nee sax Cheikh Anta nit am na doom ju ne di exercer Sénégal sax xëy na mën na koo bañ a gëm te pourtant am na ay doom yoo xam ngi Sénégal di jëriñ réew mi te kenn déggu leen loolu tamit lu jara di bàyyi xel la pour wan nit ñi ni kii kat léppam la joxoon Sénégal ak Afrique kon France ñu gis ni Cheikh Anta 48 tàmbale na mu njëkk a wax renaissance africaine tey jii bu ñu gisee monument de la renaissance taxaw biir Sénégal dañoo war a wax ni yàlla ak Cheikh Anta la ndax tubaab yi ñun jàng nañ ko ci taarix ci mboorum tubaab yi renaissance européenne gis nañ ko Italie la jóge France daj ko ndax France ba muy dem di coloniser ji Italie daa dugg ils étaient tellement émerveillés ba lañ fa gis ca lañ commencé mooy période de la renaissance boobu ngay gis fala daanaka làkku français sax juddoo ba am solo gi mu am solo kon renaissance c'est pas un vain mot c'est un mot d'histoire c'est un mot chargé loolu la Cheikh Anta indiwaat Cheikh Mbacke Diop moom la ma saaliwu doon leeral noonu jërëjëf ci leeral bi moo di taawub Cheikh Anta léegi Cheikh Anta en 52 moo ko wax boo demee ci nation nègre culture Cheikh Anta nee na mook Umu Ñobe mooy ki nga xam ni tubaab bi da ko boom ca Cameroun
moo war a nekk normalement le père de l'indépendance du Cameroun. Sénégal amul père de l'indépendance ndax ñii ñu fi siiwal tey jii c'est la politique moo leen jàpp rek siiwal leen waaye tey am nañu taxaw njëkk a wax indépendance ci Sénégal Cheikh Anta ca la bokkoon en 52 Cheikh Anta moo njëkk a produire article buy wax indépendance maanaam di laaj indépendance ci Afrique article ba wër Paris bari coow lool ndax boobu jóge nañ ci maanaam conférence de Brazzaville en 44 maanaam de Gaulle boobu Churchill tàmbale na di bàyyi les colonies anglaises ndax Roosevelt xamal na leen ni faaw ngeen jëm ci décolonisation du projet bu France amoon France musta am décolonisation France ba 44 Allemagne mu ngi ko yilif moom ko mai 40 la Allemagne dugg France nangu Paris juin 44 lañ ko libéré te ñeent fukki ci ay junni ci suñuy maam ñoo ko libéré kon bu ñu déggee tey sagari nit yu mel ne ay Marine Le Pen ay Éric Zemmour di xatal gan yi ne France tey rawatina noir yi wala ñuy jooytu 54 soldats yi France yi nga xam ne dañoo daanu Mali ñu ngi leen di rendre hommage de passage waaye dañoo war a xam ni da fukk ci juróom ñaar maanaam 17 000 ci ay doomi Afrique daanu nañ maanaam fi nga xam ni mooy ci tooli tubaab yi nga xam ne dañ doon xeexal France bokk na ci taawub Cheikh Ibra Fall di Serigne Fallou Fall di maam nee nañ mu ngi tolloon ci 20 fukki at ak ñaar maanaam Serigne Ahmed Sy mi nga xam ni mooy taawub suñu maam Alaaji Malik ci 1 at lan ni la soldat ca la des tamit te fa nga xam mooy guerre ba ginnaaw suñu maam yi ñoo dem daanu ngir France kon France bu ñëwee daanu Mali bor bu muy fay la te nam ko fayee sax defe naa ni yées na lool ak ñun li ñu daanu la waaye loolu moo am solo ci taarix day tax ngay méngale la amoon ak li tey looloo tax ñuy wax soloy taarix te taxawul taarix nag buñ ko waxee mooy mboor kon ñu desandi ci Cheikh Anta dogal musul favorable pour ñu dem looloo waral référendum yi fi amoon ca la Guinée laaja boppam boobu fekk na anglais yi seeni colonie di laaj 47 Inde jël na indépendance am 56 Vietnam moom dafa gagné France da ko humilier ñun ñëpp jàng nañ cuvette de Jëmbenfu bi nga xam ni Vietnam dafa wër armée française ba 12 000 personnes dee ci c'est l'histoire nga ñëw dans les pays maghrébins Maroc laaj 56 Tunisie Algérie France lànk du ko bàyyi nga ñëw nag Afrique noire Ghana moo njëkk a laaj en 57 Guinée laaj en 58 Sénégal jot indépendance am ak 17 pays Afrique francophone yoo xam ni làkku français lañ fay def ay Cameroun lu ci mel ni ñooñu daal di accéder à l'indépendance loolu mooy maanaam colonisation ci période boobu looloo fi xewoon Cheikh Anta en 1954 ginnaaw bañal nañ ko thèse bi mu daal di koy produire ci ouvrage tudde ko Nègre et culture mu livre bu am solo mu jële ci li nga xam ni livre bi lu tax mu gën a am solo boo ubbee rek njalbeenu téere bi Cheikh Anta dañoo beral njukkal ñun ñi nga xam ni boobu ganeegun woon àdduna sax ñun ñi teew fii ñëpp en 54 defe naa ni ganeegun àdduna Cheikh Anta daal di ko koy jagleel ñun la jeunesse africaine la ko dévier maanaam la dédié livre boobu mu ni Cheikh Anta di wax ci livre boobu mu daal di ciy wax une très belle phrase qui m'a marqué que je reprends chaque année d'anniversaire parce que chaque année je produis un texte damay bind loo xam ne damay sargal ki nga xam ne man jàpp naa ne mooy sama wasila ci xam-xam ndem fekkewu mag dundam tamit li ma mën a barkeelu ci moom sant ko gërëm ko mooy li mu ubbi saay gët fii nga xam ne fi la ma dabee ci tooli Allemagne yi Cheikh Anta di ci wax ni mu ni en citation puissent les jeunes qui liront ce livre y trouver les raisons d'espérer en mesurant le chemin parcouru depuis qu'il est écrit loolu mooy hommage bi nga xam ni defal nañu ko ñun
kon Cheikh Anta ñun buñ ko liirul mooy ñun delloowuñ ko njukkal ndax ba muy xalaat di ñu rendre hommage ak di ñu dénk li nga xam ne tey fi lañ toll boobu ñun ñi ëpp ci ñun ñi xamuñu ne dinañ gane àdduna. livre bi wax nañ leen li ko sabab bi mu bindee thèse bi ba pare di ci défendre maanaam Égypte pharaonique nègre tubaab yi nanguwuñ ko amul jury bu ko défendre mu jël li nga xam ne après mooy doonaat parenté linguistique te foofu xam naa Saliou mën na faa gën a ñëw loolu la soutenir comme thèse am ci mention honorable en 1960 waaye teewul publier na livre bi. Cheikh Anta wax ko nag faaw ñu tudd tamit ki nga xam ni mooy Alioune Diop ndax Alioune Diop mooy ki nga xam ni moom dafa newoon ci wetu Cheikh Anta yoroon maanaam librairie bi nga xam ne mooy présence africaine daan fa nekk ak soxnaam liggéey fa liggéey bu am solo moom lañ duppee tey université bi nga xam ne mooy Bambey mënoo tudd Cheikh Anta te doo tudd Alioune Diop. Cheikh Anta daa di enchaîner ñetti téere maanaam mooy l'Afrique noire précoloniale téere bu am solo boo bëggee xam démbi Afrique laata gan yi di ñëw ndax Afrique dafa amoon démb. Cheikh Anta indi ci Ghana wax ci Kayamaga wax ci Tunka wax ci Ghana matériel ba fa amoon ak la fa amoon wax fi recherche yi toll ak fi ñuy natt Ghana ba na ngay demee maanaam fi nga xam ne mooy Kumbi Salé tey jii nekk ci Mauritanie te nekkoon capitalu Ghana wax na fa ci Mali jële ko ci Soumaoro jaar ci Sunjata dem ci Aboubacar Ñaar de jaar ci Moussa Mansa ba jóge fa ak ni ko sooraay wuuta wax ci askiyaay wax ci moosu jóge fa dugg Jolof wàcc Jolof dugg Siin wàcc Siin daal di ñëw nag maanaam ñëw ba ci fi nga xam ni fa la yam mooy Kajoor ak wax li nga xam ni Kajoor noonu la jugee Kajoor ba maanaam sarale ba nga xam ne fii nga xam ne fii ñu toll tey mooy la République lébu de Dakar te nga xam ne kii nga xam ni maam la ci Cheikh Anta moo ko ci mooy Jël Jóob ndax bu nee république mooy Kajoor ñoo fi jóge ca xeexub jandeer ba en 1789 jàll dem Dakar te ñu daje woon fa ki nga xam ni mooy Damel Amari Ngoone Ndeela te Amel Ndoole Ndeela jàkku leen li ñuy wax ci suñu maam yi te di leen dëkkal fu ñu dëkkul ndax ñoom ñaare bu ñu jekkoo saw noon te nga bokk ci ñoom du la toroxal moo taxan Kajoor daal ni Daawud Demba ba ñu ko déjjatee ginnaaw tabaski daal di koy ubbil buntu famille rawee ji mooy waalo noonu tamit la Amari Ngoone Ndeela def ak ki nga xam ne mooy Jël Jóob moo ko ubbil buntu mu rawee ji Ndakaaru moo tax boo demee Ndakaaru tey njóobeen ya ñooy sëriñ ya maanaam ndooyeen ya ak ña ca des di jaraaf ya sëriñ mooy takk ndomba baat jaraaf di takk ndombay tànk kon suñu maam yi ñoom luñ daan def rek dafa am un symbolisme dafa am xam-xam bu ne ci ginnaaw boo ko umpalee nag yaras ba xamoo sa bopp dafa am lu bari buñ ko dee wax ci ñoom dalay nuru ay lépp di waaye ñàkk leen a xam la rek mais bu leen xamoon dina leen gën a foog xam ne lii fi gan yi indi day gënul li fi newoon booy xool sax li fi newoon a ko gën junni yoon foofu noonu ñu dellu ci Cheikh Anta mu bind li nga xam ne mooy l'Afrique noire coloniale teg ci li nga xam ne mooy man li ma dàqal ci téereem yi muy les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire muy téere bu gàtt téere bu am solo téere boo xam ni mu ngi toll ci ay 80 pages waaye ñu bari umpale nañ ko entre-temps le grand afro-américain le professeur maanaam ki nga xam ni mooy John Henry Clark traduire na ko yàlla def na am nañ version anglaise bi traduction bu rafet ndax moom wéyal na liggéey bu bari ci Cheikh Anta dinañ dugg ci maanaam seede yi ak ñi wax ci Cheikh Anta ndax ñi wax ci Cheikh Anta bari na c'est pas parce que Sénégal umpale nañ ko wala bëgg nañ koo umpale rek c'est pas parce que Sénégal umpale nañ jëmm ji rek que feneen umpale nañ ko waaye dinañ ci dugg léegi Cheikh Anta daa di tàmbale ci téere bii may wax ni di ko conseiller lu tax may joxe turu téere yi dama bëgg rek buñ fi jógee bu dee ñett wala ñaar sax
ci ñu ci tabbi bëgg ko am ñu wut ko ndax jar naa lire bu fekkee Égypte day doon coono ci ñenn ñi comme nation nègre et culture ndax lecture bi dafa metti foo nga am soxla mel ni Saliou am taxawaayu maanaam gëstukat pour mën a sawar ci lire nation nègre et culture mais livre bi moom mooy livre de chevet bi nga xam ni ñu mel ni prince bëgg a def politique faaw ngeen lire livre salaamaaleykum. aleykum salaam ziar naa leen. ñu ngi ziar quand on parle de l'énergie hydroélectrique, quand on parle de l'énergie fossile, quand on parle de l'énergie géothermique, Cheikh Anta dafa joxe référence yi am na réew yu ko comprendre tant mieux pour eux mooy réew mu mel ni Kenya comprendre na ko ndax Kenya dafa def li nga xam ni mooy base énergie am mooy l'énergie géothermique moom lay développé depuis 1980 il constitue 60% de l'énergie bi nga xam ni Kenya moom lay fournir yàlla def nañ dem nañ Kenya visiter nañ ko muy réew mu yànji réew mu rafet boo xam ni tey raw na lu bari ci Sénégal mooy Cheikh Anta jeexitalam am na ñeneen ñoo xam moom lañ jël muy jolli ci ñoom mu nekk maanaam réew ay jeexital goo xam ñooñu ñoo ko gën a fonk Sénégal ce qui est vraiment un gâchis et un dommage entre-temps ñu ngi changé parce que ba muy wax nañu def ay maanaam énergie éolienne nañ ko développer Diender te wax na ko ci téere bi nii l'état actuel du Sénégal maanaam le président de la République Macky Sall à son honneur def na lu ni mel ba centrale yooyu am na bu ci maanaam porter le nom de Cheikh Anta loolu mooy kon am na foo xam ni Sénégal mu ngi fay jéem a dabu di jéem a maanaam roy le grand savant livre bi c'est un livre à conseiller am na nag boo xam ni moom bokk na ci bibliothèque bi waaye bokk na ci livre yi ëpp solo mooy civilisation ou barbarie lu tax mu am solo mooy en 79 man livre bu am solo la livre bu rëy la yàlla def na lire naa ko avec difficulté waaye lire naa ko ndax dafa sakkan dafa volumineux daanaka toll na ci lu ëpp 500 pages li tax ma lire ko nag mooy 79 la ko Cheikh Anta bind te man 79 laa gane àdduna dama bëgg yu mel noonu coïncidence yooyu mooma tax moom laa mujjee jënd ci téere mi waaye bokk na ci bi nga xam ne lire naa ko di ko faral di gën a yër moom maanaam les fondements boobu Cheikh Anta ndax boobu coow li bari na ci moom les années 60 taxé nañ ko lu ne maanaam les années 70 ñu commencé di réfléchir ci li mu doon wax amuñu ci pexe ñu daal di def maanaam li nga xam ne moom la histoire di wax moom en intellectuel mooy maanaam la conspiration du silence c'est-à-dire le silence absolu le silence universitaire mooy nañ ko boycotté duñu waxtaan ak moom les années 60 on le fuyait comme de la peste mais ci années 70 yi lañ commencé di ko gëstu loolu dinañ ci dugg sax d'ailleurs foofu la maanaam lu ci mel ni colloque du Caire di amee maanaam 28 janvier ba 3 février Cheikh Anta daje fa ak ñi nga xam ne ñooy kàngami yi nga xam ne mooy maanaam gëstu bi nga xam ne ci l'égyptologie ñu ko daan gëstu yu ci mel ni ay maanaam professeur Leclan boo ko tuddee ñi xam égyptologie xam nañ ko wala Vercoutère ñooñu ñëpp nekkoon Égypte ak ay américains ay danois suédois les meilleurs du monde ñu daje fa pendant une semaine Cheikh Anta nekk fa ak ki nga xam ne mooy professeur Obenga ñu ngi koy rendre hommage aussi mënoo tudd Cheikh Anta te doo ko tudd ñu dem fa nag daal di fay li nga xam ne mooy triomphe de la science et de l'égyptologie africaine foofu la amee waaw foofu la amee léegi damay bàyyi li nga xam ne mooy première audio bi ñuy déglu ci l'homme Cheikh Anta parce que loolu mooy annoncer son projet politique parce que l'homme fut aussi politique je vais pas dire politicien mais politique parce que il faut aussi ñu tàmm de def différence bi entre le politique et la politique mën naa ne li ñuy gis ni tey ay transhumance ak lu nekk mais le politique mooy ki nga xam ne moom lu dul liggéeyal aw askanam du ci nekk à l'image de Nelson Mandela il fut un homme politique il faisait du politique à l'image d'autres aussi de ce grand du monde comme Cheikh Anta nga xam ne yéenee def politique la amoon kon tik mën ngaa indi première vidéo bi nga xam ni
Cheikh Anta ci lay waxee te ñoom di moytu wala bu xamee ne jaar nañ ci yoon ñu ñu daw jaar cay wane yoon nga ca def loolu yëkkatiwu ko parti la boo xam ne bii dafa bëgg a yee Sénégal mbooloo mi ànd ak moom ñu suqali Sénégal teg ko ci yoon wu jub moo xam ne bii li jëm kanam lépp dañu koy diisoo lu ci nekk it dañuy toog ñu diisoo ko bu jubee nu def ko bu dëngee nu bàyyi ko ni ngeen fale seen bureau tey jii lu mën di ñëw ëllëg gi si biir noonu lañ koy defee loo xam ne ñu ne lañu war a tabaxee itam danañu ko sart wan leen ko muy lu leer loo xam ne mën naa dugg ciy nopp ndaxte nit bu naxewul rek loo xam ne li war na koo def mën na ko wax ci waxeen wu leer loolu danañu indi ci ñaareel bi nax yi wan nañu leen kon ne mbooloo lañu soxla mu yeewu xam fu mu jëm war a ànd di benn baat di jëm war a yóotu li mu soxla jot ci loolu nu ñu koy defee suñu parti bi wan na leen ne bu ñu ko bëggee def nan mën a def di leen yee ci làmmiñ woo xam ne wi da ngeen koo xam ngeen namp ko ñu naan leen dama na ngeen naan xaang di ngeen ko itam naxi gouvernement bii fi nekk tey wane nañ ko ci loolu Sénégal bu ñu ko séddalee téeméeri cër juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp ay wolof la ñuy wax en tout cas juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp dégguñu ay tubaab kon nag mënuñoo fekk réew mi ñu yor ko ci làmmiñ woo xam ne wii bu ñu tànnee asaka ji sax dégguñu làmmiñ woowu làmmiñu tubaab moom la ñu fab ñage ko seen digganteen mbooloo mi ba mbooloo mi du xam dara ci nakk saxal nañ nga xam ne moom la ñuy wax bu dégg bëccëg su ngeen ko déggee ci rajo bi ku mën a naxal ñetti baat ci tubaab bu lakkee ci rajo bi ngeen daal di xeeb seen bopp ne man baa doolu laa jànguma daal di tiit defe ne li ñuy wax am na maana te bu ñu ko waxoon ci wolof ngeen fab yet loolu bu fekkee bëgg nañoo yor da ngeen di xam ne réew moo xam ne ni dañu ko nattu yàgg nit ñi seenum xel sax day ràgg fi mu nekk ni xelum nit ñi dafa ràgg fi mu nekk ndaxte bu dul woon loolu da ngeen gis ni mu juunoo tey ay nit ñi ñu dajaloo ñoom ñëpp ñu dégg wolof ñu ne fa ñukk wolof ya di wax lan ñoo xam ne ku ci nekk dañ koy nax-naxal dégg nga fi mu nekk tey bu Sénégal tasee ak Gambie waa Banjul ay wolof la ñu dégg waa Sénégal ay wolof la ñuy wax te bu ñu dajaloo dañuy fab interprète ñoom ñaar ñëpp ku ci ne dama ne kenn ki mën ko ne dégg nga dañu koy wax ci français ñu tekki ko ci anglais ci dellu wax ci anglais ñu tekki ko ci français kon nag ngeen xam ne léegi ñun tubaab yi lañu fi mu nekk loolu mooy xel yu ràgg bu ñu demee ba ca kanam bu ngeen geesoo seen ginnaaw bu ñu suñu parti bi nekkee delluwaat di tàggat seenum xel di leen yee bu ñu doxee tuuti bu ngeen geesoo da ngeen gis loolu ni mu juunoo tey ndaxte xeeb sa bopp da ngay xeeb sa bopp ba lu laal ci yow nga xeeb ko fi mu nekk xeeb ngeen kàllaamu nit ku ñuul dana ngeen ne làmmiñu tubaab a tiim làmmiñu nit ku ñuul dana ngeen ne làmmiñu nit ku ñuul daanaka du dara te làmmiñu nit ku ñuul bu ñu doon topp cosaanam sax moo gën a yàgg làmmiñu tubaab bopp dégg nga te loo mën a wax ci tubaab mën nga ko wax ci nit ku ñuul boo noppee làmmiñu nit ku ñuul boo noppee xeeb sa bopp dégg nga te itam mënu leen a yor réew mi mukk yorenu rafet te yoruñu ko ci làmmiñu nit ku ñuul loolu na ngeen ci dañ kumpa ku leen ne mën naa yor réew mi ci làmmiñu tubaab yemale nit ñi waxul dëgg ndaxte yéen a ngi nii yéen ñëpp a ngi nii kenn mënu ci nekk béykat ndaxte kenn mënu ci feru ci tubaab bu ko defee bu ngeen di falub député kenn ci ñun ñu ngeen di fat koo xam ne fii xamul dara ci lu xew ci seen itte xamul dara ci seen problème xamul dara ci seen itte xamul lu béykat yi nekkee xamul luy gobar jaay si xamul dara ci loo xam ne lii da nga waroon na ko xam bu ko defee da ngeen di fab li ngeen daan tuddee tubaab bu ñuul ca bu jëkk moom ngeen di fab ndaxte nee nañu assemblée nationale fa ñuy toog fa ñuy dem ci tawte nee nañu néegub tawtukaay ba ay tubaab la ñu fay wax kon nag ku fa waxuli tubaab rek ku ko mën nga ñaxal ci tubaab doo ko mën a dem ba tax na bu ngeen dajalee yéen ñëpp tey di waa Daaru Salaam war a fal kenn ci seen biir na ngeen mën a def ba ngeen tànn ci xaw a mën a naxal dara ci tubaab yóbbu te béykat yi nekk fi xam ne réew yi nekkee day mu kàllaf réew mépp di wax wolof te nga xam ne bu ñu ko doon wax ci wolof doon kenn mag muñ jël ci yéen kenn gënu koo neexum xel mënu ko jaar fenn boo ko waxee ay ajoor bu ko defee bu ngeen toogee la ñuy wax ci assemblée nationale weesuwul lu ñu war a jaayee gerte gi ak lu tax ñu war ko jaayee ak nu bekkoor bi demee ak nu impôt bi fu ñu ko war a teg ren ndax nit ñi am nañu dooleem yooyu yëpp bu ñu ko doon wax ci wolof duñu leen jaar fenn te li feeg waxuñu ko ci wolof dañu leen di nax képp dañu leen di tóoj na ngeen ko xam kon nag réew mi bu ñu leen ne mën nañoo yemale ci làmmiñu jàmbur waxuñu dëgg ndaxte bu ñu làmmiñu jàmbur ñu ko fi dégg mosuñu asaka réew mi kon nag ñu jiite réew mi ci asaka jooju rek la ñuy jógee ba fàww kon nag dégg nga mënuñoo yemale démocratie mënu fee am li feeg ñu ngi yor lii mu ci làmmiñu tubaab loolu war na leen cee jëkk a yee socialisme mënu fee am li feeg ñu ngi yor réew mi ci làmmiñu tubaab ndaxte asaka réew mi képp ñoo fi dégg tubaab kon nag mënoo def socialisme ak asaka réew mi li feeg dégg nga réew mi ci làmmiñu tubaab la ñu ko yor kenn mënu koo tabax ndax mënoo tabax am réew ak asakay réew mi yooyu yëpp na ngeen ko xam développement bi ñu wax waxuñu dëgg mën na am démocratie mënu fee am socialisme mënu fee am li feeg ñu ngi yor réew mi ci làmmiñu tubaab te yoruñu ko ci làmmiñ ñi nga xam ne moom ngeen dégg
waaye làmmiñu tubaab la ñu fab kon ñege ko seen diggante ak mbooloo mi ba duñu dégg li mbooloo mi tawat dégg nga bu ko defee mbooloo mi xeeb boppam nangu rek dégg nga ñu war ci ginnaawam ba faaw loolu itam suñu parti moo leen ci war a yee dégg nga bu ngeen xam ni ci àddina yooyu mooy yi nga xam ne yi waroon nañ leen cee yee ma bëgg itam ngeen xam ne kon suñu parti bi wax naa leen ne du leen yombalal lu jafe suñu parti bi parti boo xam ne lii ko yëkkati gis ngeen ko gouvernement bi àndatul ak sagoom seen ngoor gis ngeen ko bu parti bi xisee taxaw lu mu xam fi mu nekk mu nga cee dem guddee bëccëg nee naa leen itam loolu ci ngeen war a def seen yaakaar yëpp ndax parti bu mel nii bu ñu ko sampee ngeen defee ne waru fee mën a taxaw ndax ginnaaw seen ngoor nee na déet comme nag la ñuy def li ñuy def a ngi nii ñaari at a ngi nii parti baa ngi nii di dox léegi journal bu ngeen ubbi ci àddina dañuy wax ne Sénégal suñu parti bi képp moo fi nekk dañuy wax ne Sénégal suñu parti bi képp moo fi parti d'opposition te élection yu mu bokkul ay nax la wax naa leen ne bu ngeen jëlee journalu Afrique Asie bu 8 septembre gis ngeen ko moom lañ ci wax bu ngeen jëlee ne monde bu kiwe c'était quelle date encore 15 novembre moom lañ ci wax dégg nga wane nañ ne tubaab bi nee nañu suñu parti bi élection yu mu bokkul ay nax la ndaxte moom rek moo fi parti bi dëgg-dëgg boo xam ne bii bëtt na te itam moom képp la gouvernement bi ragal mboolem diplomate yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal nekkal ci réewu jàmbur yëpp nee nañu suñu parti bi képp la gouvernement bi ragal moo tax ba ñemewul a dem ak moom ci élection kon nag li ñàkk a joxe récépissé gi ngeen di dégg lu ma ko jënde woon rek jaru ko lu ma ko doon nëbbe feeñ na ndaxte ñu ngi ci jubluwoon kenn bañ a xam ne leneen nekk na ci Sénégal lu dul li mu fii sampalu leneen nekk na ci Sénégal leneen lu dul taxiyel loolu la bañoon te léegi nag ñëpp xam na ne parti yi fi boobu dëgg-dëgg boo xam ne moom képp la tiit te boobu moo yor nit ñi te boobu bu taxawee dégg nga duñu bokk taxaw dégg nga di kër la réew mi ñu mën a def benn ci taxaw loolu Sénégal gépp xam na ko kon nag loolu te li ko mayee dégg nga jëf la bu fekkoon ne dañoo samp parti bi rek yéen seen taxaw dégg nga di lu ci coobareem rek mu ne nu waaw kon léegi doxee na fi tàbbi géej ñaari at a ngi nii waaye li ci suñu parti bi def te mu naqari ko te mënu koo tere loolu moo waral tey jii mu àgg si ba fii ngeen gis ko ndaxte bu leen defee ni addina kenn wéeti na ko ba mën a wéy ci coobareem ba faaw bu leen seen doon ne mën naa wéy ci coobareem ba faaw dégg nga ba lu ko neex mu teg na ko waxul dëgg dégg nga fi mu nekk dañ leen a bëgg a yee loolu mooy suñu ñetteel bi yeete ngeen xam ne kosug réew mi ngeen kosug réew mi dafa am lu ñu ko sañal ak lu ñu ko sañalul ay atte la ñuy def yoo xam ne yi atte yi bu fekkente ne atte yi ñëpp ci yem ku ñu ko war a teg la ko kon danañu am soxla ci atte yi def nañu ay atte yoo xam ne yi sax bon fi ëpp na fàttaliku ngeen ne man atte yooyu ba ñu ko defee fii muy constitution Sénégal bi wër naa Sénégal ci fukki at ak ci fukki fan ak ñett maa ngi bay ñang mi ak ñu am na noonu fu nekk taxaw nañu fa ne leen ay nax la yoo xam ne yéen a ngi fal buur fari bu leen ko def lank leen lu tax ngeen di ko tey di fab ak bum di ko tekki seen baat di jébbale waxoon nañ leen ne leen constitution bi mooy atte bu mag bi nga xam ne ci la ñuy tibba jéllëg ci si biir atte yu ndaw yi ñu leen di jigan yëpp ñu ngeen di tekke seen jabar ëllëg dégg nga ñu ngeen di ngéntee ñu ngeen di suule seen i néew lépp ci la aju dégg nga bu leen ko tey di ko def loolu du woon ay député du woon dara waroon a wax képp wax la mu ngi noonu loolu it wan na leen dégg nga ni ñuy liggéeyee léegi constitution boobu moom képp ka bon li mu tëral que si ñu may na suñu parti bi taxaw ci la ñu tëral parti bi taxawal ko seen ngoor wàcc na xaaj constitution boobu ndaxte constitution bi saa yu ko jaaxalee rek dégg nga mu daal di koy bëgg a wàcc fee dégg nga di wéy ci coobareem loolu moom lañ foofu la ñu ko tes ñoo ngi demee moom tribunal li fi def ci atte kes néew dañoo bëgg a xam ndax ñëpp a ci yem wala déet su fekkente ne ñëpp a ci yem dégg nga danañ am soxla ci atte yooyu waaye bu ci ñëpp yemee kenn mën na tere suñu parti bi taxaw bu fekkee ñëpp yemu ci rek atte yi kon kenn duuti ci am soxla loolu foofu lañ toll ak moom gis ngeen ko yéen a ngi doon nax seen bopp defe woon ne fi mu nekk yóbbu woon nañ seen fit ba ngeen defee ne nit bu la xisee jekku rek ba ñu ne ko buur bu dul buur itam lu nekk sañ na la koo teg te yow mënoo wax dara waaye loolu amul waxuñu dëgg bu leen ko def seenu xel loolu parti bi moo leen ci wàllu yee léegi Sénégal du pax moo xam ne nii rek Senghor da koy muur ab jar ba noppi dem càll ba naan nanga ma fa xew dégg nga li am réew dafa am ci biir ak ci bitti te ci bitti ñi yor parti bi Senghor sutu leen loxo kon nag fu mu jot ci bitti jot nañ fa li ci des nag mooy li gëlëm ci biir réew mi képp foofu la liggéey bi nekk mbooloo mi fi nekk te gëlëm ba defee ne lu nekk sañ na ko ba defee ne lu nekk sañal nañu ko te ñun ñu war a yee mbooloo moom war a ànd ak moom defar réew mi foofu képp la liggéey bi nekk waaye surtout kenn bi dégg nga am loxo ci bitim réew loolu na ngeen ko xam te aw yorin lu nekk ci àddina biir ak bitti ñooy dajaloo di ko def fii mu nekk suñu parti baa ngi nii judd na ci lu ko naqare mi ngi gëm fatos ne du ma ko xool waaye boo gën a mel ne du ma gis bant bi teewoo jëg teew ne du ma xool jant bi teewoo jant baa ngi ci asamaan si dégg nga ok Cheikh muy noonu
sëñ Cheikh. waaw tig merci lu tax ma merci beaucoup ci vidéo bi ndax day tax liggéey bi gën a gaaw du gudd ndax da ci aborder thématique yoo xam ni dañ ci mën a après xuus mu gën ñoo yombale liggéey bi ñu mën di def li nga xam ne moom la Mboor di wax maanaam comparaison ndax lu tax ñu def ko mooy Cheikh Anta bi mu defee discours bi yàgg na Daaru Muxti la ko defee woon boobu maanaam créé na partem mais Senghor bu Cheikh Anta créé parti rek Cheikh Anta Senghor RND mais avant RND daan na am ay yeneeni parti maanaam bi nga xamee ni Senghor tere na ko mu indiwaat ay initiative yeneen ciy dégg muy wax Mbaye Niang PLP Mbaye Niang maanaam révolutionnaire la woon bokk ci ay comme Majmout Diop ay Mbaye Niang ay mag ñoo xam ni Sénégal rek leen ñoroon Senghor nag ak Cheikh Anta digganteem ak rafetul exemple biñ ciy gën a jël mooy li nga xam ni moo am après colloque du Caire en 74 maanaam le 28 janvier ba le 3 février jóge ànd ak ki nga xam ne mooy Obenga Congo Brazzaville la dëkk ñu dem fi nga xam ne mooy colloque du Caire maanaam tenir fa benn colloque boo xam ni UNESCO moo ko demandé woon bi ko UNESCO demandé Cheikh Anta ni leen mënuñu wax ci Afrique parce que boobu histoire générale de l'Afrique la ñu waroon bind waaye loolu ñu ngi koy bind en 81 dina ñëw ci kanam après Cheikh Anta ni leen il faut ñu discuter au préalable maanaam waxtaane Égypte cosaani Égypte kan moo ko moom Cheikh Anta ni leen man kenn rek laay soxla pour ànd ak moom léegi fexe leen ba délégation yeneen réew yu bari fa réew yëpp ñëw fa ñu dem fa Égypte Cheikh Anta wane fa par la linguistique par l'archéologie par la méthode de datation parce que 74 moom tamit fekk na mu monter li nga xam ne mooy laboratoire de datation bi nga xam moom la ñuy woowee laboratoire de datation bu IFA bu carbone 14 ñu bari dañuy jaawale naan Cheikh Anta moo créé carbone 14 créé wu ko laboratoire bi la créé te boobu moo njëkk ci Afrique noire loolu mooy mérite Cheikh Anta parce que wax naa leen fii auparavant ni leen def na ay études physique chimie ba am ci diplôme maanaam professeur pluridisciplinaire la li doy waar nag mooy ba mu ñibbisi étonnement du jury waaye joxuñu ko au moment de donner la mention joxuñu ko mention buy permettre mu liggéey mais loolu garaawul découragé wu ko parce que bi mu ñibbisee moo doon formé ñiy jàngale kon xam nga ne Senghor à un moment donné il devenait même ridicule dans son combat mais ça ne nous étonne pas de l'homme politique parce que il faut aussi parler des deux dimensions de l'homme Senghor politique ak Senghor poète Senghor politique moom la j'emprunte cette phrase au journaliste émérite bi nga xam ni Senghor da ko génne woon yóbbu ko Allemagne fa la jànge muy Abdou Aziz Diop di journaliste dund depuis 50 ans Allemagne moom ma wax mu ni ma dans une belle phrase qui caractérise le woon génn ko jël Mamadou Diop Decroix yóbbu ko militaire maanaam service militaire par force moom génération Mamadou Diop Decroix la ñoo bakk jàngandoo mais damay descendi fi nga xam ne mooy colloque du Caire bi Cheikh Anta defee foofu ay résultats mu ñibbisi par exemple am foofu ndam parce que tamit ndam lim fa am mooy boo liiree xam naa ñu bari ci ñun gis nañ ko maanaam mooy l'histoire générale de l'Afrique da nga fa fekk ci volume yi les conclusions et je recommande à tout un chacun de nous bu ko mënee mu lire les conclusions du colloque du Caire parce que kooku ça nous permet de gagner du temps ñu bañ fay nekk di dugg ci égyptologie naan pharaon yi nit ñu ñuul lañu woon la ñu weex loolu c'est dépassé parce que ña fa newoon nekk ay boroom xam-xam di référence mondiale sur la question ñoom ñoo ko avoué li ma ci bëgg a citer ci ñi ko avoué foofu dafa am ku ñuy woowe maanaam xam nga professeur Vercouter égyptologue la woon bokk ci ñi nga xam ni ñooy gën a maanaam liggéey ci égyptologie ci maanaam France ci jamono yooyu dafa wax lu am solo moom dans sa citation dafa wax lu am solo ci maanaam conclusion yi parce que Leclan dafa joxe conclusion Vercouter aussi joxe conclusion
américains yi joxe conclusion kenn ku ci nekk ci ñoom joxe nga maanaam li nga xam ni mooy conclusion ci colloque bi moom mu ni lii la ci wax ci colloque bi je retrouve ma note xaral égyptiens yi ci boppam ñoom ñoo régler problème boobu li may wax ni kuy égyptologue da nga koy dégg tableau de représentation des nations loolu mu ngi ci Nation nègre et culture mu ngi ci ouvrage yu bari ci nga xam ne mooy Martin Bernard bi nga xam moo bind Black Athena c'est un américain maanaam contemporain de notre époque bind na maanaam ay ouvrage recentré waat la pensée de Cheikh Anta confirmé waat ko moom wax na ko te aussi tableau boobu nga xam ne ñu ngi ko fekk ci maanaam 2500 ans ci bàmmeel maanaam bon mausolée Ramsès III maanaam dañ ci représenter les figures yi nga xam ne dafa amoon ci empire bi à l'époque maanaam personnage noirs yi ñu représenter ñi yoroon pouvoir bi les pharaons mooy noirs yi mel ni ñun loolu moo tax question boobu moom question mélanoderme bi c'est réglé d'ailleurs lu la koy won mooy reconstitution bi nga xam ni ay occidentaux dañ ko def récemment bu ma juumul ay hollandais la c'est des hollandais way reconstitué nañ par méthode 3D Akhenaton et sa femme Nefertiti. Akhenaton moo créé le culte d'Aton l'unicité biñ leen reconstitué maanaam xam nga rek ci seen façon tubaab jëleen dañ leen a dugal ci boori Soudan ak Éthiopie maanaam daal ay pël lañ leen def ndax bon pël ñoom tamit ay pël lañ rek fa lañ jóge su ma nee pël nag mooy waxuma la grande famille bi nga xam ni les Tigray ay kii ci lañ bokk les Nuba Nuba bu Soudan ak les ñun ñi nga xam ay alpulaar ay kan ci lañ bokk mais ndax bëgguñu maanaam indi directement ni ñii ay noir maanaam comme niñ daan tudde seen bopp kem dafa leer nekkuñu fi sax ñoom di tudde seen bopp leneen ñoom dañ daan wax ñoom buñ daan dem au sud de l'Égypte moom dañ daan wax ñu ngi dem pèlerinage tey loolu mooy la Haute-Égypte te dinaa leen wax fu Égypte fi problème yu jógee parce que ñu bari dañuy indi problématique u Égypte bëgg ko poser duma fa yàgg damay wax rek les 7 colonisations yi nga xam ni Égypte dañ ko coloniser Égypte Perse yi dañ ko coloniser à travers Cambyse ak Darwish Ier 200 ans après grec yi coloniser ko à travers Alexandre le Grand et les Ptolémées 300 ans après romains yi coloniser ko de 30 à 300 4 voire 400 maanaam à peu près ay 250 ans bi romains yi pare byzantins yi coloniser ko byzantins yi pare empire ottoman coloniser ko empire ottoman pare byzantins yi bi ñu pare maanaam li nga xam ne mooy empire ottoman coloniser ko mais avant empire ottoman en 639 c'est la l'islam dugg Égypte arabes yi coloniser ko loolu on s'en souvient boo demee ci avec l'émir bi nga xam ni Seydina Ousmane moo ko yónni woon Égypte toogal ko fa en 652 kooku moo signé le Bahd avec le roi Halidoura bi nga xam ni moo doon gérer la zone du Darfour kooku c'est l'histoire léegi bi nga xamee ni égyptiens yi naar yi coloniser leen ci la l'islam dugg tamit Égypte en 639 après nag ottoman yi bi ñu moomee l'islam maanaam sous le sultanat après les dynasties abbassides ak kii nu mu tudd ak émir Abdullah wax nga dëgg Abdullah Ben Abdullah mooy ki nga xam ni moo nekkoon en 652 moo toogaloon Seydina Ousmane fi nga xam mooy Égypte léegi nag ci la français yi sous Napoléon te loolu am na benn vidéo bu koy confirmer parce que Napoléon ànd na ak Volney le comte de Volney ñu dem Égypte am na lu mu wax mais bien avant Hérodote wax na dans ses tomes le tome 3 Hérodote il disait pour moi les Égyptiens sont des colches nan leen ko xamee mooy ils ont le nez appâté et les lèvres touffues loolu Hérodote moo ko Strabon wax na philosophe yu bari wax nañ ci grec ci Égypte parce que grec yi ñoom Égypte lañ doon jànge comme man ni ma ñëwee di jàng Allemagne loolu amul woon problème
man quand on me demande je suis un produit de Berlin loolu la ñuy wax ñi jànge France naan je suis un produit de Paris ñeneen ñi naan je suis un produit de New York ou bien des États-Unis ou bien d'Ottawa ou bien de Montréal loolu moo xewoon à l'époque dem jàngi Pythagore def na fa 22 ans jàng fa maanaam mathématique Platon Thalès 18 ans Platon 15 ans fa lañ jànge parce que la grecque la cité des dieux c'était une cité réfractaire à la science loolu moo tax Socrate ñu ray ko Socrate dañ ni ko da ngay naan ségu da ngay naan poson Platon a failli se faire tuer loolu ñun jàng nañ ko philosophie man jàng naa ko cette cité-là réfractaire à la science ne pouvait pas admettre des philosophes en son sein looloo tax ñu ray Socrate ndax ni ko yaa ngi commencé ni empoisonner suñu jeunesse bi ñooñu mënuñoo nekk ay bâtisseurs de civilisation c'est après Alexandre Aristote bi nekkoon le maître de Alexandre bi nga xam ñëw nañ Égypte gis dafa ne man ci lañ commencé nag di ko copier fekk na boobu maanaam Darius premier Darius deuxième copier nañ li nga xam ni moom la ñuy mooy Persépolis li nekk Iran tey ji wala grec yi ak Athènes man j'ai eu la chance d'aller visiter la Grèce gis naa ko les ruines de Athènes j'ai vu ça dem naa visiter naa plateau yooyu